aywa salaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf daal leen jàmm mbokk internet lu Dakar waa 221 daal leen jàmm seen rendez-vous hebdomadaire le coin des activistes bi ñu leen di proposé chaque mardi ñu ànd si ak ay kàngam ak ay ndaanaan di waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni mooy actualité wu réew mi wala biti réew tey nag ñu ñëw seet si ki nga xamante ni mooy Dame Mbodj di le secrétaire général national bu Cusems authentique Dame Mbodj maa ngi lay nuyu salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi lay nuyu sëñ Lamine di nuyu internet yëpp di nuyu ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan di nuyu jàngalekat yi bokk ci sama syndicat Cusems authentique di nuyu peuple sénégalais bi yëpp di leen gërëm nag ci niñ ma adopté nga xam ne wax dëgg yàlla gis naa ni partout dans le pays nit ñi ñu ngi may wane seen cofeel bi ñu am ci man ma leen di ñaan ñu ñaanal ma bañ cee gis sama bopp mukk te ma taxaw fi ma taxaw pour njariñu réew mi parce que sénégalais yi ku gis sa bopp ñu bala fi ku gis njariñu réew mi ñu ànd ak yow kon nag maa ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf Dame Mbodj ci présentation bu bref bi nga xamante ne def na ko ci boppam laata ñuy dugg ci biir waxtaan bi dama bëggoon ñu wax tuuti ci différence lan mooy Cusems ak Cusems authentique. waaw Cusems ak Cusems authentique moom daanaka mën naa wax ne lu yomb la. ñun Cusems ñun ñëpp ñoo àndoon nekk benn syndicat 2006 2007 booba sax ay yeneen syndicat ngi ci bokkoon SAEMS bii ci la bokkoon ñu tuddee ko woon benn cadre ñu dem ba mu jàng ñu tàqali ko booba Cusems nekkoon cadre ñu soppi ko def ko syndicat bi ñu ko defee syndicat 2009 la woon 2010 2011 ba 2012 bi 2012 jotee nag ñu war a yeesal njiit yi soppi ñi nga xam ñoo fi nekkoon pour ànd ñeneen parce que noonu la syndicat yëpp di doxee. léegi nag bi ñu ko bëggee yeesalaat man ma nekk candidat am sama beneen naataangaw bu nekk candidat ki nga xam ne mooy dem nag moom di wut ku ko wutu di xool ku gën a oyof ci moom parce que ñu bëri Sénégal li seen problème mooy bu ñu créé dara wala ñu ànd ak seen i morom ci dara bu ñu demee di ko jiite bay dem dañuy bëgg ka leen di wutu man leen a nëbbal yu bari yu ñu defoon wala ka leen di wutu di nekk koo xam daañu ko mën a contrôler te man Dame Mbodj du ma ko ñuy contrôler waaw léegi nag moom mu ne kon man arrangé wu ma ko mu dem jàppale sama ki ma doon xëccool loolu am na ci droit waaye nag ñu bëgg a yeesalaat texte yi wax lu leer nañ ñu bëgg a texte yi ne texte yi ne def lu leen neex parce que texte yi dafa ma favorable woon parce que man département ba ma bokkoon booba muy département Guédiawaye mu ëppale woon ay jàngalekat ci biir région de Dakar ci boo jëlee Cusems parce que Guédiawaye dañoo am lycée bu rëy moo tax lycée bu rëy bi ñu am mooy lycée Limamoulaye nga xam ne lu mat 317 professeurs ñoo fa nekkoon ci benn école xam nga kooku du lu ndaw ñu ragale ma ko. léegi nag te 317 professeurs yooyu 200 yëpp ci Cusems lañ bokkoon léegi nag ñoo xam ni kon au prorata de 10 man damay am 20 délégués parce que 10 militants yoo am ci école da ngay am droit benn délégué ca fa ñuy fale ci département bi kon man ba may ñëw ci réunion ba indaale naa 20 délégués yoo xam ci Limamoulaye man lan àndal à part ñaar ñun doon soupçonné ni suñu biir dañ caa nekkoon te àndoon ak ñun waaye même bu ma desee 18 ka ma doon xëccool lycée ba mu jógee ñoom 70 prof lañ muy lycée LPA. waaw 70 prof nag au prorata de 10 7 délégués lay indaale xam nga nag y' a pas photo man nag CM yi ma wër ànd ak man CM yi ko wër ànd ak moom waaye comme ni Limamoulaye ëppee doole yeneen gox yi CM yi wër Limamoulaye ëpp doole moom it CM yi ko wër. waaw léegi kon nag ma ëpp la koy délégué ma ëpp la koy délégué mu nar a nekk loo xam ne day métti ci ñoom ñu ñëw malgré ça ma bàyyi ko mu jàll ñëpp ne Dame Mbodj élégant waaye nag ma dencoon ab galgal maanaam au niveau régional it doole ja daa doon ñëwaat ci kawam parce que département Dakar nga xam lycée ya fa nekk yu bëri ñoom ñu ëpp ci ñoom man lañ àndaloon aussi ma xam ne bu ñu ñëwee au niveau régional bàyyi naa ko mu rëcc ci départemental bi mais bu ñu ñëwee régional du ma ko bàyyi mu rëcc nag parce que sama adversaire la au congrès waaw léegi nag ñu xam ne nag foofu Dame Mbodj da ko nar a éliminer ñu ne loolu étape boobu dañ koy tëb dem directement ci étape nationale maanaam bàyyi région yëpp ñëw ñu pëccaxoo ñu fa. ñan ñoo ni dañuy tëb étape boobu dem si étape. mooy camp bi nga xam ne ñoom tey jii ñoom ñoo yoreel Cusems bi ngay laaj ne mën nan la wuteeg Cusems authentique. mais est-ce que boobu temps ñoom si décisionnaire yi lañ bokkoon ba war a mën a wax ne dañuy tëb. non foofu sax xam nga ñun jàngale bi moom ñun ñëpp ñoo yem c'est-à-dire ak non foo mën a situer nga nekk décisionnaire rek nga nekk fonctionnaire rek na nga nekk jàngalekat rek am nga droit bokk ci syndicat. kon nag léegi ñun ñi nga xam ne ñun ñoo bokk syndicat bi texte yi rek moo nu mën a teqale léegi nag bi ñu bëggee jalgati nañ dem directement ci vote populaire man leen man vote populaire arrangé wu ma parce que secrétaire général sortant bi waa ji la àndal
kon département yi bu ñuy ñëw moom la ñuy àndal mais nag amoon naa possibilité éliminer ko ba nga xam ne moom dootul nekk sax candidat sax au niveau national ba nga xam si day gën a oyo faral sama candidature waaw léegi nag ñoom ñuy daw loolu te malheureusement loolu la texte yi wax man taxaw fi ma taxaw ñoom it ñu taxaw fi ñu taxaw coow li am après Cusems tasaaroo looloo indi Cusems ma bàyyee leen ko ak Cusems authentique léegi nag ba noppi booba ma wax ni après ñetti at nag yu ñu def tribunal coow li bëri gouvernement bi xool fi ko gën a oyof mu farak moom mooy waa Cusems comme xam nañ ni wax dëgg yàlla ñaari camps yi bokkuñu xam nga Dame Mbodj nag gouvernement bi du farak moom parce que gouvernement du may doole ko koy yàqal léegi nag gouvernement bi xeex ma jaay ma doole ma ni devant toute la presse sénégalaise man leen le temps est le meilleur juge lu ñuy gën a dem muy gën a leer ne du ma seen morom bokkuñu dara man ak ñoom danoo bokk école rek waaye bokkuñu classe. yàlla xam apparemment dégg nañ la ngay wax danoo bokk école man ak ñoom rek waaye bokkuñu classe. dégg nañ la bokkuma ak ñoom ci parcours fi ma jaaruñu fa maa leen njëkk a def syndicalisme ñoom ñëpp ñoo ma mag nag mais man dama mos a waane man 5e laa njëkk a jiite grève 5e secondaire ñu may wër Kébémer kon nag man comme ba may nekk 5e secondaire nga xam ne ay 13 ans ki 14 ans laa am. laa ki 12 ans xamatuma ban âge mais diggante boobu la ci laa am. virusu syndicalisme dugg ca may morom yi ma jàngandool firndeel nañ ko parce que bari nañu bi ma ko waxee ci ab émission ñu ne États-Unis fu ne ñu bokkoon ak man classe 5e firndeel nañ ne noonu la demee maa leen génn ñun ma luy loolu ma leen dañuy grève boobu xam luy grève ca Kébémer boobu temps 5e la woon 5e secondaire booba tout tànk laa boo xam si ba ma leen wooyee ba ñëw xaw ma sax lu may wax waaye man naa leen grève loolu rek nan ñibbi rek man ab ñu dem man leen nan leen dem raay ba xaar fa policiers yi ñoo ñu xeex ak ñoom ñun booba sànni xeer lañ mënoon ñu sànnente xeer ak policiers yi ñu daal di daw dem làqatu fenn ñu mujj ñëw di réunion ak préfet fa lañ ma tudde woon sergent le fou Dame Mbodj sergent le fou waaw kon nag wax dëgg yàlla man bu ma defee loolu def ko ba may def lycée bokk ca ñuy jiite lycée ba fekk fa ab génération ma damaa ñëw ni leen li ngeen def ni du ma ko nangu damay ñëw bokk ci ñuy jiite école bi moo tax ñu naan Dame Mbodj fi mu dem day bëgg a jiite mais ku nekk la yàlla mel man ku bëgg a ku mën a nekk numéro 1 tax ngay nangoo nekk numéro 2 waaw léegi ma jógee foofu dem université Gaston Berger defaat fa la même chose nekk fa ci kàngam yi di fa jiite ba tey jii kan ma fa tuddee travailleurs yi ñoo ma tudd am na travailleur bu taawam juddu mu bëgg ma ba tuddee ma doomam jooj tey mi kon Dame Mbodj sama jaar yamuma gars yi ñoo bokk man ak sama gars yi ma siqal syndicalisme ñoo bokk école waaye bokkuñu classe dama leen a raw ci mu neex mu naqari loolu mooy dëgg. Dame Mbodj sergent le fou mun nañ ko waxee Dame Mbodj le numéro 1. Non loolu moo am ci syndicalisme enseignant. Dame Mbodj le numéro 1. y a même pas photo c'est même pas comparable. te li ci comparer da ngay comparer yu ànd. waaw mais gis nañ sax apparemment ci say sorties yoo xam ne da nga naan seen Cusems seen i papier si sa tur la nekk. mais effectivement mën naa la koo génne léegi wan la man maa ko protéger au BSDA mais yooyu yëpp amul njariñ xam nga tax parce que léegi man damaa romb loolu lépp man Dame Mbodj nee naa la man ak ñoom. dañoo tolloowul fu ñuy catégorie maanaam ñoo ngi ci biir langu syndicalisme bi mais man du ma nekk sax di xëccoon teg ñoom ci yu mel noonu fi mu toll nii man maa ngi ci beneen dimension xam ban dimension laa nekk man taxawal réew mi taxawal askan wi te askan wi jàngalekat yi bokk justement fa laa doon ñëw sax dama la bëggoon laaj par rapport à syndicalisme bi ak syndicat ni ñu leen gisee c'est un droit des travailleurs mais après dafay dem ba nekk benn wujjante boo xamante ne est-ce que par exemple tey yow ni nga ko waxee sa devise mooy toujours au service des enseignants mais dañuy dem ba à un moment donné dañuy gis ni enseignants yi yéen kese yéen ay nekkal seen biir est-ce que syndicalisme bi du dem ba ngeen fàtte li tax sax ngeen syndicalisme bi taxaw maanaam nekk ci mbirum éducation bi est-ce que amul syndicaliste yu bàyyi wàcc yoon woowu wàcc mbirum jàngale mi sax ba dem ba nekk guerre entre ñoom. non loolu am na moom parce que ñun suñu biir des fois ñu jàppante quoi te jàppante bi amul njariñ mais man li ma gëm aussi mooy que ni loolu bonul pourquoi parce que démocratie dafa am xëccoo mënul ñàkk mais li am solo rek mooy ñun ñëpp ñoo xam ne réew mi moo ñu soxal réew moo ñu soxal affaire jàngale moo ñu soxal mais également affaire sénégalais yi moo ñu soxal man nag defuma ce qu'on appelle le corporatisme étroit xam nga la mooy corporatisme étroit mooy yow ngay xool sa intérêt kese doo xool li xew ci réew mi bu ñu yokkee courant nga ne sama yoon nekku ci bu sénégalais yi nekkee jafe-jafe nga ne sama yoon nekku ci coow li fi génn ci ginnaaw xam nga ku ne gis na dama cee fesoon mais man ba ma ci feseet leeral naa ne man damaa nekk ci biir société civile bi parce que les syndicats ci biir société civile lañ bokk. waaw société civile boo ci bokkee ci sa réew lépp lu fay un débat national daf la concerné mënuma toog ci sama réew un débat national bu toll noonu am ma naan man sama yoon nekk di seetaan day mel ni histoire màggat maak sa ndax ba xaw ma ndax xam ngeen histoire boobu màggat bi dafa nekk ci néeg bi di jaaru sa ndax bi di xeex ak kii bi ca kaw ca pujum néeg bi
ñuy xeex di xeex sax ñaari sandax yi xeex ñuy xeex ci pujum néeg ba di xeex ba mu ne moom ñaari sandax yi xeex man lu sama yoon mu toog di jaaroo xam naa nag xam leen pujum néeg parce que boobu ci àll bi mooy néeg ñax yi nga xam si day mel ni benn genre case yooyu waa case néegu ñax lay doon boo xam ne pujj ba ca kaw paay ba ca kaw voilà nag pujj ba mooy xam fa lañ dajee ñoom ca kaw foofu loolu lañ tuddee pujum néeg bi fa lañ nekk ñoom ñaari jëndax yi di xeex moom mu teg ci digg néeg bi di jaaru moom màggat mu ne man yoonum nekkul ciy xeex bee ñuy xeex attewu leen te jógoon atte leen a gënoon ci moom sànni dara ñu tasaaroo mu ne moom yoon nekk ci mu jàgg ñoom ñuy xeex ba ni pëtëx ca biir xal ya ni cëf néeg ba lakk màggat ma dee. loolu mooy seetaanu sénégalais yi nga xam ne ñëpp lañuy seetaan. ba màggat ma deewee nag wa fa nekkoon ñu koy yar nag wa lañ ko dëje fas wane woon ca kër ga ñu takk ko wër ci dëkk àll bi di yëgle ne màggat mi dee na ndax ñépp a xamante woon ay mbokk lañ fas wa ñëw tooy dee waaw léegi ñu ne màggat mi yii yëpp màggat mi dee na néeg ba lakk na màggat mi dee na rey nan fas wa dee na parce que fas yi dañ koo tooyloo ndax fu ne dem na fa di yëgle ne màggat mi dee na nag bi lañ ko dëjale waaw léegi xool nga loolu lépp li ko indi mooy ñaari sandax ya doon xeex moom màggat moom yoonam nekku ci seetaan baaxul man du ma seetaan réew mi lu fi maanaam am man dàmbooj dama joxe sama xalaat xam nga tey doom benn article bu génn boo xam ne ñi ngi wax ne Ligue Montagnier moo ko génne waat wax ni ñi nga xam ne danoo ñàkk woon seen espérance de vie day wàññeeku xam nga man tamaa taxaw nekk anti vaccin ñépp gis ma man dàmbooj ma assumé ko ni les Illuminati ñoo nekk ginnaaw les vaccins dañoo bëgg a rey nit ñi bu kenn lu ñàkku ñu bëri naan dàmbooj yoonam nekku ci moom du médecin nangam fekk boobu man néew ma médecin la man damaa déglu ñoo xam ne ay médecin kàngam lañ ci àdduna bi te kenn contrôlé wu leen ma yàgg leen a gis ñuy wax loo xam ne kenn contrôlé wu leen kon ñooñ seeni wax du ma ko yemaleeg ay médecins yoo xam danoo far ci ay nguur yu mel ne nguuru France wala nguuru feneen nguuru États-Unis wala nguuru Sénégal yooyu médecins yoo xam nanoo sës nguur ñoom seeni wax du ma koo jël di ko teg ci kaw ay médecins yoo xam si xam naa leen ci ni ñoom kenn contrôlé wu leen waaw médecins yooyu wax ne ñàkk yi wóorul am ñoom nee nañ wóor nañ man la ñee wax laa gënoon a wóolu tey jii mi ngi bëgg a leer adduna bi actuellement ñu bëri ñu ñàkk woon ñu ngi tiit kon nag ñi ñàkkul woon alhamdulilah pour yéen waaw Dambodj jërëjëf si leeral loolu laa gëm jërëjëf si leeral yooyu comme ni ñu koy anti vaccin et je l'assume vaccin yi ñi ko fi indi dañoo bëgg nit ñi wàññeeku nit du la yéene dee ba noppi di la dimbali te ñoom dañ leen a tuumaal ni feebar bi ñoom ñoo ko créé kon xam nga ne yooyu position lay jël xam nga man Dambodj samay position dama koy assumer. non da nga naan amul layam rek. waaw du ma layam man moom ak lu mën a am dama koy teg ci dëgg rek daal di taxaw nag xaar ba xam ne situation bi lii mooy dëgg ma càmbar ko nag parce que du ma tëb rek di wax de lépp lu ma fi wax. njàng mi waxaguma ci loo xam ne nit dina ko weddi amagul lu ma fi wax loo xam daan naa ci kàttanu yàlla nga dimbali. waaw Dambodj ñu tëb dugg si njàng mi sax première question si mbirum éducation mooy Dambodj lan mooy sa problème ak ministre bi Mamadou Talla. kooku ndondi bu ñu daakaande la maanaam xam nga leen ndondi bu ñu daakaande. ndondi bu ñu daakaande mooy. ndondi bu ñu daakaande mooy day lagari xamul fu muy taxaw xamul dara maanaam dañ koo dénk ministère parce que daa jege Macky Sall ak jabaram bu doon moom ay xam-xamay tax ñuy joxe ministère Mamadou Talla. attaché de cabinet sax mënu koo nekk. mais il a les compétences quand même. pour être li ma la wax Mamadou Talla xam nga lu ñu ko war a defal. lam man xam nga lu man dajale ay moodu ma nga woon Mantes la Jolie di dajale moodu yi bokk ak Macky Sall xam nga lu ñu ko war a def ministre des moodu. loolu bu ñu ko defoon man damay tàccu ni mérité na ko maanaam dajale ñi nga xam ñoo ànd ak Macky Sall di leen def ay kuréel di def ay réunion ñoom ca Mantes la Jolie loolu la doon def ñu woo ko mu ñëw ndaxte moom dafa jege famille présidentielle bi moo tax ñu def ko ministre mais xam-xamam taxul ñu teg ko ministre mais yéegi li gën a dee sax mooy invité leen ko yéen waa Dakar waa 221 xam nga loolu gën a gaaw li ngeen ma defal woo leen chargé de comam ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca ministère ba yoral ko wàllum communication ngeen ni leen ñun danoo bëgg a ñëw interview Mamadou Talla bureau xam nga am ngeen ci droit mais bu ngeen ko defee xam nga lu mu leen njëkk a laaj lan ngeen mën nar a laaj xam nga yéen ba nga yegg see lu ma la wax dama la li ngeen may laaj man intéressé wu man li may tontu laa gëm say question yaa ko yore yow leer na ne xaw ma li nga may waaj a laaj Mamadou Talla ñemul lool xamul tax ñemul parce que xamul dara man su ma nekkee ministre te ñëwumaa jàkkaarloog journaliste mais Dambodj ministre ngay wax de ministre de la république ngay wax xamul dara déggul dama lay expliquer gis nga bi mu nekkee ministre rek léegi dama lay wax yi mu fi defagul defagu fi lu dul ay émission RTS maanaam RTS xam nga moom rien tous les soirs non rien déglu ma rek man maay wax man maay assumer li may wax rien tous les soirs RTS lay dem bu fa demee ñu interroger ko jox ko question yi avant yónnee ko bureau ah bon mu toog waaw RTS donc koy yónnee
li may wax Dame kay man kenn du ko weddi RTS da ko yónnee question yi ca jam ñaajo ca bureau mu toog ak waa ministère bi ñëpp toog naa ko waxal lii bul wax lii waxal léegi ku nekk wax li muy wax mu répété ba ñëpp xam ne répété na ba pare bu paree mu doog a def émission bi noonu lay demee bu ko def journaliste bu ko laajee mu fàttali ko lañ ko waxoon ne wax ko mu wax ko loolu la ministre bi man mënul leneen à part RTS benn journal boo xam ne mbokkam la bu ma ko waxee rek di ngeen ci xam journal bi nga xam ne ki ko moom Talla la sant boobu journal lay dem ñu jël ko def ko page bu lëm mu wax lu ko neex bu paree RTS du dem feneen Mamadou Talla mënta dem fenn xamul tax parce que xamul dara. parce que kon yow sa problème ak Mamadou Talla. incompétence man su ma noonu rek du ma am problème. incompétence mais nag da cee rax aussi luubal yi Serigne xam nga Serigne Mbaye Thiam jàppante woon nañ moom da daan randal alalu ministère bi loolu lañ jàppante woon moom da daan randal ñu ngi doon ñëw si loolu. mais moom mii tamit non seulement xamul dara mais mi ngi randal alalu ministère bi parce que wane naa fi benn ci biir mbas mi alal jum fi luubal. ci convention bu mu signé ak la cellule de lutte contre la malnutrition. moom Mamadou Talla moom Mamadou Talla kay loolu kay du la ñuy warante mais yow Mamadou Talla sax ministère ba xam nga lu fa nekk ay retraités yu mu fa andi yoo xam ne ña nga nekk di ko wër ay nit ñoo xam ne ay mbokkam lañ am na ci koo xam ne projet bi ëpp doole ci ministère bi mbokk Mamadou Talla la ak mbokk Macky Sall yaa may dégg tànta la ci Mamadou Talla yaa may dégg projet bi nga xam ne mi ngi tudd Imprimen moo ëpp doole ci projet ci projet yi nekk foofu nga xam ne presque lépp lay alal presque moom moo ko waabale moom tante la ci ministre Mamadou Talla cousine la ci président Macky Sall seen mbokk la moo tax ñu teg ko fa te ëpp fa compétence. affaire u nedd ko bandu affaire mbokk maanaam yooyu la ñuy def maanaam teguñu dara ci xam-xam teguñu dara ci dëgg. teguñu dara ci yoon ñoom ministère éducation nationale moo tax nag léegi ma gën leen a mere surtout que léegi dañuy jéem a lawal ngóor jigéen xam nga léegi nag man sooy def loolu ba pare bëgg caa teg de lawal ngóor jigéen nag mënu ma ànd ak yow te actuellement ñu ngi teg ay programme pour lawal ngóor jigéen dinañ ñëw ci loolu léegi li ma la bëggoon laaj après loolu mooy lan mooy yow sa position wu syndicat par rapport aux décisionnaires par rapport aux doléances des décisionnaires. waaw man sama position c'est simple d'abord li may njëkk a proposer mooy ñu bàyyi bot di compter bi naan ñii ay titulaire la ñii ay décisionnaire la ñëpp ay jàngalekat. ay bot di compter am na ci biir. dafa am ci biir loolu la fonction publique Sénégal parce que ñoom 35 ans la ñu wax ne ëppal nañ ko ci loo xam ne ñoom biñ ñuy wax dañ leen ko ëppal c'est parce que dañoo xaar lu yàgg dama la jox benn exemple yow da nga yore sa CEAP nga dem def sa concours. ba jàll ñu ñëw seet si la pour nga am CAP nga dem def sa examen du moins nga am sa CAP nga xaar des années et des années pour ñu seet si la beneen bi mooy bi ñu la seet see ba pare arrêté bi wane ne yow am nga CAP ñu xaar heure bu leen neexee ñu doog koy signé léegi nag signé ko ba pare daan ne date bi ñu ko signé lay entrer en vigueur waaye sëñ bi lii tooñ gënu ko rëy maanaam état mooy jël par exemple dama jox benn exemple décisionnaire boo am si dafa jàll benn enseignant moom dafa jàll CAPM en 2000 par exemple 2013 la defoon examen jàll léegi di xaar arrêté bi léegi ñoom ñu téye ko di ko téye ba 2021 mu xaar 8 ans. maanaam mën na toog 7 ans 8 ans léegi 8 ans ñu doog koy signé te moom jàlloon na 2013 de ñu xaar ba 8 ans après te signé bi ci ñoom la dépendre entre direction bi nga xam entre moom IF bi mu nekk. ak ministère bi seen diggante la à travers DEXCO ñoom seen biir ñooy téye di ko wóoral ci administration bi document bi duñ ko signé toog 8 ans duñ ko signé ba mu neex la nag ñu signé ko ba noppi ne ko léegi voilà signé nañ ko léegi nag comme signé nañ ko léegi date bi ñu ko signé ci lay jël effet maanaam li nga doon xaar yëpp ñàkk nga ko waaye yow lii du ak tooñ gu metti loolu fu mu tegu donc te ñoom temps boobu enseignant bi du moom moo xaar ñoom ñoo ko xaarloo loolu bokk na ci li nga xam ni man jàpp naa ne dañoo war a taxaw xeex ak nguuru président Macky Sall pour mu dakk mais est-ce que taxul est-ce que duñu poser aussi la question est-ce que syndicalistes yi ñu ngi jouer vraiment seen rôle vu le lenteur administratif yi nga xamante ne mi ngi am ak yooyu. loolu moom dama lay wax ñi nga xam ne ñooy kañe seen bopp ne ñoom ñooy syndicat yi ëpp doole ñoom la ñu war a laaj question boobu xam nga démb wax naa benn jàngalekat ma ne ko. élection de représentativité mi ngi am 2017 man boobu amaguma syndicat sama syndicat maa ngi ko créé maa ngi jot récépissé le 21 novembre 2017 mi ngi nii ci affiche bi
Aly Ngouille Ndiaye moo signé sama récépissé kon yàggagul ñu c'est que man Dame Mbodj maa yàgg ci mbëkkante bi ba nit ñi yaakaar ni sama syndicat yàgg na mais sama syndicat mi ngi nii syndicat bees la élection yi ñu ngi ko def 7 mois après laay doog a am man récépissé man bokkuma woon ci élection yi man xam nga nu ma bokkoon ci élection yi mooy loolu nga doon laaj sànq booba dañoo nekk ci jàppante maag waa Cusems ba ma nee ma xam ne nii état bi ñu ngi may xeex ci laa ni kon naa déposé pour créer sama syndicat bopp Cusems authentique. mais est-ce que li nga leen di dal aussi taxul da ngay. non état du ànd ak. est-ce que sa casquette activiste bi laa bëgg a wax jëlul le dessus de. non xam nga nit ñi ñoo jàpp ne man dama ciy boole affaire activisme activisme nag sax man buñ ma koy wax du ma ko bonal xamul tax parce que activisme bonul am na benn waaye bu ma woo ni ma yow Dame Mbodj waroo bokk ak ay ñoom genre di lim. parce que Sénégal fi ñu dëkkalee activiste yi la moo tax. voilà jël dañoo yaakaar ni activiste mooy koo xamante ne day ñaxtu di xeex. waaw di xuloo ne ci fekk mbedd même attaque. dans les gens de la part de la mouvance présidentielle. waaw dans la mouvance présidentielle y a des activistes y a des gens yoo xamante ne ñu ngi xeex pour luy jëmal. waaw moom laa lay Macky Sall bi kanam man activiste dama jàpp du lu bon. moo tax man bu ñu ma ko dee wax du ma ko bañ même si peut man du ma activiste parce que niñ caricaturé activiste yi man bokkuma foofu. wax dëgg yàlla man bokkuma foofu. parce que Sénégal dañoo jàppee activistes yi ay nit ñoo xam ne xamuñu dara. dañuy nekk ci réseaux sociaux yi di attaquer nit ñi dañuy wàcc ci terrain bi di saaga di def extra loolu amul d'ailleurs man activistes yi may liggéeyal man xam gisuma loolu ci ñoom. parce que su ma jëlee ku mel ne Abdou Karim Gueye Xurum Xaq nga xam ne ñoo bokk coalition citoyenne le peuple nit ku responsable. su ma jëlee koo xam ni vraiment Assane Diouf la même chose. nit ku responsable Guy Marius Sagna la même chose extra c'est-à-dire que nit ñi ñoo leen di mais ñiy wax loolu ñooñu àndal réew mi ñoom ànduwuñ ko parce que ñooñu au moins ñi xeexal seen réew. ñu ngi xeexal ñoo xam ne sax xamuñu leen alors que ñii ñoom man li ñuy tuddee activiste. baal ma jox la benn exemple man Ousmane Tounkara. biñ ko jaayee doole. jéem koo tëj ci loo xam ne du dara ba na bëgg koo indi deport ko fii Sénégal. pour que ñu jaay ko doole parce que ma ngay wax lu leen arrangé wul. man bi ma jabaram ngoowee moom Ousmane Tounkara ci États-Unis dama ne ko man xeex bi dama koy bokk ak yéen pourtant Ousmane Tounkara xamante wuñ may xeex di dem samay émission di wax anglais parce que man chance ma am mooy li may wax américain dañ ko mën a dégg parce que man prof anglais la professeur d'anglais nga xeex gis nga coowal Ousmane Tounkara lii bi ma woowee moom bi mu génnee moom Ousmane Tounkara xam nga lu ma wax dana ma Dame Mbodj ku ne xam naa lim ci liggéey man gis naa li nga liggéey yow fii ku nekk da nga defan yow rek yaa ci liggéey pour mu génn man avocat wu Ousmane Tounkara sax daf ma woo téléphone enregistré ma yóbbu ko ci procès bi ah oui avocat wu Ousmane Tounkara ca États-Unis woo na ma téléphone man Dame Mbodj leeral ma ne ma dama lay enregistré dama koy boole ci procès bi présenté ko tribunal bi est-ce que pare nga pour def ko ma ne ko amul benn problème. kon bokk nga ci ñi mais ci lu Ousmane sax ñu libéré Ousmane Tounkara moom ma wool ba moom koy wax ko xam nga ndey ndimbali gi kay nee naa la bi mu génnee kaso bokk naa ñim njëkk a woo Ousmane Tounkara bi mu génnee kaso États-Unis bokk naa man ci ñim njëkk a woo ne ma Dame Mbodj maa ngi lay gërëm ma ne ko la man waa ci biir kaso bi maa ngi gis liggéey parce que ñun États-Unis buñ ñu tëjee dañuy bàyyi ñuy xam li xew du comme Sénégal garde à vue rek bu ñu la ko téyee dégg man mi biñ ma téyee garde à vue dañ maa xañ lépp doo seetaan télé nangu nañ sa téléphone doo déglu rajo fi ñu la tëj amul fenêtre mu ngi lëndëm këri foofu daal sax doo ko fa dugal dara doo ko fa dugal dara boo bëggee tuur ndox sax da ngay négocier pour dem tuuri ndox noonu lañ lay def garde à vue ba nag tëral la ci ay karo donc ñoom nag meluñu noonu ñoom bu ñu la tëjee américain yi dañ lay jox sa gëdd da ngay mën a woot say mbokk da ngay mën a woo sa jabar di woo say nit mais pourtant fii am na ñu fi nekk woo na ma ci biir prison bi nekk na ci biir prison bi woo ma mais Dame Mbodj loolu États-Unis dañuy respecter droit wu kin téye Sénégal na bu ñu la téyee ñoom commencé nañ la noot mais am na ñu fi nekk pour le respect des droits pour le respect dama ne la benn respect droit amu fi Sénégal dictature moo fi am président Macky Sall dictateur la moom sax bañ na ko ba tuddi na boppam mais sa tend joor buur kon moom buur la jàppe boppam jàppewul boppam président réew mi yoon amu fi ba ngaa dégg dëgg Sénégal république la de daman la Sénégal royaume la ci nguuru Macky Sall loolu lañ jàpp Macky Sall jàpp ni Sénégal république la royaume la ko jàppe maanaam moom dafa teg boppam ay buur ak ñi koy wër ñoo ay dagam sénégalais yi mu teg leen ay sujet maanaam ñoom da leen war a not mais xam nga ni li ngay wax nii ay charge la non mais man damay wax li ma gëm aussi loolu moo am lu Sénégal yëpp di dund président Macky Sall kay ku ne xam na ni jaay doole la fi nekk. mais Dame Mbodj c'est vrai li ngay wax dëgg la mais Dame Mbodj jaay doole rek non saa yi loolu li may wax ni daal nekk ci lu bees président Macky Sall day jaay doole nguurug jaay doole la nekkee képp ku àndul ak moom xam président Macky Sall lu mu gëm ku ànd ak man defal lu la neex
ku àndul ak man dama lay jaay doole faagaagal la loolu la président Macky Sall ci xoolal bi ñu ñëwee 2012 ba léegi ci loolu la nekk nekkul ci leneen tëj tijji maanaam am na benn waaye bu ne réew mi lido la lido ku génn ñu jàpp naa ko lekk naa ko jàpp naa ko rek lekk naa ko waaw jàpp naa ko lekk naa ko maanaam lekk naa alalu askan wi jàpp naa ki nga xam ne li muy wax amal na njariñ askan wi waaye man daf may yàqal nii la président Macky Sall di jiite réew mi ci jaay doole. jërëjëf si leeral yooyu ñu des balaa ñu génn si wàllum enseignant Dame dañuy gis ni pour qu'un enseignant fii au Sénégal mu nekk fonctionnaire dafa xaw a difficile trop dafay métti est-ce que amul yeneen alternative yi ñu mën a utiliser pour enseignants yi di gaaw di nekk ay fonctionnaire. président Macky Sall ak nguuram ñoo andil loolu mosu fee am bu njëkk bu ñu la daan recruter. bala moo yàgg ñu intégré la nga nekk fonctionnaire président Macky Sall nag xamul lu tax muy def loolu il faut sénégalais xam ne tooñ gi moom moo koy def xamul tax moom moo ne Mariama Sarr mi nga xam ne moom moo nekk ci fonction publique bul signer acte d'intégration yi parce que acte yi ni ñu ko tuddee acte d'intégration mooy acte bi nga xam ne bu ñu lay doog a jël dañ lay affecté ci région yi boo fa demee contractuel ngay nekk at rek nga fa war a nekk contractuel ñu dugal la ci fonction publique sa salaire de jaar par le ministère des finances loolu mooy yoon malheureusement nag ñoom respecté wuñ loolu la ñu respecté wul léegi nag di jaay doole nit ñi parce que Macky Sall xam nga tax muy def loolu parce que acte bi su teelee génn lim bor bi day yokk xam nga ñaata la ameel jàngalekat yi actuellement. lim ameel jàngalekat yi fi mu toll nii ëpp na téeméeri milliards. 100 milliards. 100 milliards président Macky Sall ameel na ko jàngalekat yi ci ay rappel mooy bor bu mu leen ameel. te nangu leen koo fay pourtant jënd na avion bu. waaw voilà ba noppi nag dem di jënd avion de noces. xam nga président Macky Sall moom la jàpp non mais est-ce que du Dame Mbodj est-ce que loolu mën nañu ko jàppee noces parce que nee nañ avion présidentiel la maanaam moom bu fi jógee parce que avion durée de vie maximum am na 20 ans Macky Sall mënul fee defaat 20 ans donc avion bi. non ñetti at a ko fi dese ñetti at moo ko fi dese. ñetti at day sëlmal te ñu nekk di wax di ci troisième mandat. julli gi ñaari rakka la. waaw mais bu njëkk bi da ko see génne def na rakka bu njëkk bi. kon waa léegi bu njëkk bi fu ñu koy féetal. 2 de 5 ans consécutifs la li ma la wax. julli gi ñaari rakka la def na rakka bu njëkk bi mu ngi ci ñaareel. bu njëkk bi juróom-ñaari kabar la bi si topp juróomi kabar la. ay voilà kabar rek a wute. bu ñëwee bu fi mu toll nii bu ñaari at yi matee. bu ñetti at yi ko fi desee manqué na sax léegi matee ba mu toog dana taaye sëlmal bu taayee gi yàggee sax ñu ne ko arrêté maanaam day taaye sëlmal. kon da nga bëgg a wax ne 2024. président Macky Sall day jóge ci amatul troisième candidature. mënul nekk c'est-à-dire xool xalaatuñ ko sax ñun c'est-à-dire gi nga Macky Sall bu nee troisième bala moo yegg ci mandat ñun société civile bi xaw ma politiciens yi de ñun leen waxante suñu biir ñun société civile ñi nga xam ñoo taxawoon di xeex ak moom ci coow li fi génn nga xam ne ñun sëñ Mountakha moo tax ñu arrêté moo nu ñaan bu nee troisième bala moo yegg mandat daan taxaw ci mbedd mi xeex ak moom lii kay maa la ko wax jàppal bindal li ma la wax président Macky Sall du nekk candidat 2024 incha allah mënut a nekk candidat. ok jeexal na ci réew mi loolu dinañ ko noté ñëwaat si léegi. dañuy ñëw léegi par rapport à la date des examens. waaw gis nañ ci ay divergence yow gis nañ ni ànd nga ci le fait que ñu repousser ko am na ñoo xam ne ànduñu si. Le fait que ñu repousser ko aussi boo jëlee la zone sud du pays Casamance avec la pluviométrie période bi ñu ko poussé est-ce que dina arranger la zone boobu pour ñu mën a surtout Casamance nga xamante ni dafa bari ay abris provisoires nga xamante ni ñu bari ci ay sàkket la ñuy jàngee ay crintin la ñuy jàngee d'ailleurs man dama la si joxaale kii man salle bi ma amee BFM fi ma amee BFM ay crintin la ay sàkket la et école boobu bari na ay école yu mel noonu donc période examen yi est-ce que arrangé na leen parce que man jàngale naa Casamance 6 ans xam naa ni au lycée Aline Sitoé Diatta maa doon coordonnateur bi sëñ bii tey ñuy taqal ci mi def di def conseil pédagogique bu Rufisque bi nga xam moo indi coow li li muy def nii nga xam sujet bi ñuy jël moom yaa koy valider man liggéey boobu laa yoroon Casamance ah oui en tant que prof d'anglais moo tax li muy def ma xam ko te li muy def nag dama koo jàngi woon Angleterre xam nga man gars yi da nga ko jàngi woon Angleterre damaa génn fii professeur à l'école normale booba du FASTEF école normale la tuddoon ma génn fa sama diplôme de professeur d'anglais ba pare dem Casamance ñu def ma conseil pédagogique dès ma première année lu rare sama première année lañ ma def conseil pédagogique parce que waa école normale ñoon leen kën fa yónnee doy nañ ñu ne donc texte yi 8 ans la wax bala ñu laa def conseil pédagogique waaye yow dañ lay def conseil pédagogique yóbbu ma Angleterre ma dem jàngiwaat li ñuy tuddee évaluation maanaam nu ñuy defaree épreuve bi indi coow li
man Angleterre loolu laa fa jàngi woon yaa may dégg ba noppi man jàngiwu ma ko ci n'importe qui de man ay élèves anglais laa doon évaluer est-ce que dégg nga wax ji. maanaam ay anglais ci boppam. ay anglais yoo xam damay ñëw jox ma classe su terminal ni ma ay wëf tu as 2 heures de temps defaral ñu sujet ma taal sama ordinateur génne texte bi teg ñu may teg bët doo bouger fenn doo yore dara doo yore ordinateur doo yore da ngay tirer texte bi rek ñëw to yaay dem def sa recherche génne texte dañuy bëgg mu nekk lu bees nga génne ko teg texte bi kese ci ñi may seetaan boo paree nag ñu la demal toog ci table ji nga dem toog yore sa bic di design ce qu'on appelle you design a test in 2 hours in la ñaari waxtu nga design test bi mu gaaw ñu xool ndax aay nga ndax man nga ko waaw début bi day metti lool parce que doo jël fenn référence da ngay teg affaire bi di dem di lire texte bi di defar say question di defar say exercice par rapport à la méthode bi ñu la jàngal muy la méthode communicative à l'époque loolu laa def ba génn fa ñu jox ma sama diplôme jox ma ce qu'on appelle moi j'ai un diplôme de formateur diplôme bi ma yore bari na ay prof yu nekk fee école normale FASTEF di jàng di tàggat ay jàngalekat te amuñu ko maanaam man dafa maa intéressé mais su ma neexoon diplôme boobu laa maanaam yow ñuy formé ngay formé voilà loolu boobu diplôme la am man diplôme de formateur la am yàlla xam na ko ci évaluation in testing waaw kon nag xam nga kii li mu def moo ko évaluer man Dambodj xam naa li may wax dinañ ñëw ci loolu léegi nag moo tax moom li mu def dafa jalgati surtout non dinañ ñëw ci moom ci Casamance bi la ñuy wax ak pluvieux waaw léegi nag Casamance bi man li ma bëgg a wax foofu syndicalistes yi ci àndul waaw man ñi ci àndul am nañ ci droit parce que ñi ci àndul nañ ci bëri position bi am c'est bizarre xamul tax man ànduma ci parce que damay jàppale ministère bi dafa lajj Mamadou Talla moom xam lu ma waroon def tekki ndomba tànk parce que non c'est vrai parce que moom lii lépp moo nu ko yóbbee parce que erreur bi nu dal du ren erreur bi nu dal daaw lañu xala li nu dal nii ren depuis daaw la ñu topp xam nga lu ñu toppee depuis daaw man daaw je suis à l'aise pour ma wax ci parce que man daaw ba ñuy tëj école bi ci parax dama ne waruñoo teel a tëj parce que booba feebar bi métteegul bi ñuy tëj booba amuñu ñaar fukki cas ak juróom 24 cas lañ am président Macky Sall tëj école bi c'était une erreur à l'époque man ma ne bu ñu tëj école bi teel nañ kon na jàng ba ci kanam ñu ne ma non Dambodj bu fekk nag boobu ñëpp tiit nañ avec le respect des mesures barrières mbas mi day rey nit ñi kalang-kalang ma ne boobu d'accord naa boobu dañoo tiit c'est normal mais bi ñu dawalee 3 semaines gis ne mbas mi def fi li ñu doon tiit taux bi jógul mais booba dañoo waroon gaawantuwaat ubbi école yi ma bind ni ubbi leen école yi maa ngi ko tuddoon la reprise en 2 temps yaa ma dégg bi ma ko proposé juróom benn journaux ma envoyé leen ko ñu jox ma page entière ma publier sama proposition mu leer nañ ku ko tàppe ci net bi gis ko waaw léegi bi ma defee loolu ñu naan walla Dambodj daf ñoo contre ñoom waa ministère bi téye xale yi ca kër yi ba école tëj xale yi ñëwaatuñ à part ñi nga xam ñoo doon def examen ba noppi di waxu tappale de naan dañuy def enseignement à distance au Sénégal am courant sax amul ci région yu bari yow waxu tappale yoo xam ne. pourtant mënoon na nekk su fekkee amoon na l'organisation. waaw mais loolu amul nag mais loolu amul loolu ngay wax noonu l'organisation qu'il faut amul xam nga lu yor organisation qu'il faut. mooy région yi ñu am ay courant bu doy ci dëkk yi. xam nga sénégalais lu leen yàq dañuy toog Ndakaaru gi nekk ay Almadies ay Pikine ay Thiaroye malgré qu'il y a des problèmes. yaakaar ni Sénégal fi la yem. xam nga loolu yàq sénégalais am na ñoo xam ne boo leen woon fii Ndiaga Diaw xamuñu fii Ndiaga Diaw te Ndiaga Diaw ci dëkk bi la bokk. yaa may dégg c'est-à-dire sénégalais yi ku ci ne oh vous savez l'enseignement à distance voilà on va essayer de faire les cours à distance et nous il faut qu'on respecte les sénégalais l'enseignement à distance ñi ko fi mën a def bëriwuñ dañu waxante dëgg yow fii banlieue bii rek enseignement à distance mun ñu ko def waxuma la ay régions yi de fii ci banlieue bi xam naa fi école yu bari yoo xam fañ nekk ndox sa am fa ba courant di fa am mais y a rien. xam nga non waa léegi waxuma la nag internet parce que enseignement à distance mooy ci internet ngay jaar waxaguma la nag xarala ya ngay am pour mën a def cours à distance yi xam nga yooyu waxu tappale la ay xale yaa ngi toog seen kër ñu ngi leen di jàngal à distance yow xale yoo xam seen yaay jënd connexion 200 francs mënuñu ko wala 300 francs nga naan leen da ngay toog 2 heures de temps wala 3 heures de temps di seetaan ay leçons non xoolal ça waay gis nga am na yoo xam bu ñu leen ko waxee sax yéen war ngeen xam loolu moo nekk enseignement à distance amul woon daaw xam nga lu am xale yi dañ leen téye seen kër juróomi weer jàngiwun ba école tijjiwaat ñu daan leen di bàyyi ñu tëb classe te jànguñu woon daaw loolu moo tax ren xale yi nekk ci jafe-jafe xale yi parewuñ ba noppi nag ñu yéex a ubbi école bi novembre lañ ko ubbi rattrapé ba début janvier enseignant yaa ngi may dégg début janvier lañ commencé cours yi ci ñoo xam ne at min génn jànguñu ko waaw sama na ma nit ñi àtteeg ministère bi ñooñu nu ñuy defee examen
même juillet bii le 29 juillet pour ñuy def bac parewul man maa ko waxoon dàmb sama baat ca kaw. ñi war a def examen même ñi war a def examen le 29 juillet bii. daa tane source bi lan la fan mooy. dama ne la source bi mooy li ma wax nii parewul. c'est-à-dire que janvier lañ démarré cours yi. kon ñi nga xamante ne ñoom. même ni xoolal un premier juillet bi moom xel xalaatul woon ñu def ci examen mais même ni ñu ko dàqi nii benn weer daa tane de daa tane waaye taxul mu baax donc ci gàttal xale yi nar a def examen dama leen a yërëm ñaari mbir rek moo mun a am ñu def yëfu tappale yi ñu defoon daaw mooy rabaisser standards yi ñoom gouvernement bi ñu tricher pour résultat yi baax. loolu mën naa nekk. gouvernement bi si boppam tricher pour résultat yi baax loolu mën na nekk maanaam wax ministre éducation ak office du bac. il faut nga yolomal leen yolomal leen seen loxo pour yëf yi pour résultat yi baax wala ñu joxe lan daan joxe résultat yi. loolu dans l'avenir quelles sont les conséquences. mais conséquences yi mooy réew mi yàqu na xamul tax réew mi yàqu bu ñu bëggee ëllëg am journaliste yu mën a def seen liggéey correctement ci école bi la ñuy jógee. génération boobu suñu ñëwee ñoom ñoo nar a yàq lépp leen liggéeyoo. bu ñu bëggee am ay économistes yu baax yu ñuy xalaatal pour fu nu war a jëm. bu ñu bëggee am ay ouvriers yu baax parce que même ay ouvriers qualifiés dañuy jàng. maa may dégg bu ñu bëggee am ay magistrats yu baax ba yow mii boo amoon problème ëllëg dem tribunal doo tiit. parce que ña lay àtte formé nañ leen correctement. am jàngalekat yu baax yoo xam ne ëllëg sa doom dina mën a dem ci école bu baax yooyu mooy conséquences yi te gis nga yooyu yëpp dans les différents secteurs bu yëpp daanoo rek réew mi daanu mais je peux vous donner des pays de la sous-région yoo xam ne xamul leen dal. njàng mu bon lañ am moo tax mënuñu yëkkati seen taux de croissance. actuellement bailleurs yi ñi ngi fay jéem a def ay effort mais bailleurs yu bëri nangootuñu fa investir seen xaalis bugguma leen stigmatiser ay réew yu ñu wër am na fa seen xel mën a dem ña fa am xaalis ñi ngi indi léegi seen i doom Sénégal pour ñu jàngee fi waaw loolu gis nañ ko effectivement xamul tax parce que danoo yàq njàng ba njàng mi mënatul a produire dans les différents secteurs ñu mën a liggéey te bu ñu liggéeyul parce que c'est le travail qui produit la richesse quand le travailleur ne parvient pas à avoir un rendement élevé ça déteint sur le taux de croissance dama lay jox benn exemple c'est-à-dire que su fekkente ne yow li ngay liggéey ni nga waroon a liggéey carrément mënoo ko li nga waroon a andi ci koom-koom day wàññeeku ba nga xam ne léegi day feeñ ci différents secteurs yi bu yàggee koom-koom réew mi mooy wadd loolu tax jàng mooy redéveloppement yi ñuy wax yépp du enjeu bi c'est pourquoi Angela Merkel a compris les enjeux bi ñuy Allemagne pour booster le niveau c'est pourquoi Paul Kagame l'un des meilleurs présidents d'Afrique d'ailleurs j'en profite pour dire que Paul Kagame man ci président yi nekk actuellement nii man ci Afrique moom rek laa fan maa ngi ñaan nag Sénégal am président mel noonu un jour c'est-à-dire Paul Kagame bi mu appliqué bërki démb la réciprocité à la France mu dem France def fa visite Macron yónnee ko ab ministre mu recevoir ko à l'aéroport Macron di ñëw Rwanda mu yónnee ko ab ministre mu recevoir Macron à l'aéroport non fi ma toog dama jóg tàcc ko ne oh là là c'est dommage yàlla na ko yàlla def noo ko gisee woon bu doon Sénégal la loolu bu doon Sénégal noo ko gisee woon waxi Sénégal ñun Sénégal yoruñu président ñun chef de canton la ñu yore xam nga chef de canton loolu duma ci commentaire xam nga chef de canton xamoon nga jamonoy colon yi maanaam maanaam dëkk yu ndaw yi yooyu nga xam dañu lay defal benn genre gouverneur quoi déedéet gouverneur rëy na yaay chef de canton loolu la Sénégal am donc maa ngi ñaan nag Sénégal bis quand même ñu am président bu oui bu courageux muy appliquer la réciprocité à la France président France war a ñëw Sénégal nga yónnee ko ab ministre de la culture wala ministre de l'éducation nationale mu dem teeru ko ànd ak moom ci convoi bi andil la ko au palais nga génn taxaw nuyu ko monsieur le président bonjour cam cay bis bi ñu amee loolu gis nañ amee loolu ma xam nag Sénégal indépendant non gis nañ yàlla dimbali bañ am président bu mel noonu mel ni Paul Kagame te wax la benn affaire nag fit la rek Paul Kagame yorul alal jul jeex de mais dafa gëm boppam te yamul foofu de xamul lu mu def ci li ñuy waxtaanee ni njàng mi cey Paul Kagame kenn du moom man actuellement gisuma fi benn président bu mel ne moom xoolal xamul lu mu def ci njàng mi ñun dafa am réforme bu ñuy proposé réforme bi ñuy proposé mooy suñuy xale di dal ci langue bi mën am na ñuy ruube dégg naa quelqu'un qui se dit un grand journaliste naan non langue locale yi bu ñu ko dee jàng dañuy tardeel suñu bopp c'est pas vrai li mu wax du dëgg c'est parce que c'est pas un éducateur moo tax mu wax loolu gis nga les langues locales bu ñu commencé woon di ko jàngee ñun suñu xale yi maanaam ñu ciy dalee baa gis nga bu ñu doon dalee baa dana leen di gën a gaawal day gën a gaawal seen jàng dama leen jox benn exemple le professeur Sakhir Thiam démontré na ko xale bi nga xam dafa ñëw école di jàng di wax wolof këram wala joolaa wala séeréer mu ñëw école ñu làkk ko français day am retard mais su fekkee dafa ñëw ñu làkk ko langue bi mu mën seen kër ak ci koñ bi di ko foowee moo ki xaritam day tax mu gën a gaaw boo ñëwee ba ko jàngal cercle boo nee cercle da lay xoolaat luy cercle boo nee allez-y on va faire le cercle mi ngi doog a yegg si nga ko cercle nu mu koy xamee mais boo ko nee wërngël wala mbege moom lay foowee ci mbedd mi mu ne li mooy mbege
nga bëgg ko jàngal tangente nga ne ko felasu mais xale bi day xam felasu mbir mi du langue bi xam-xam bay am solo bu ko defee xale bi xam ne wërngël bii boo ko rombee caf ko day nekk felasu da koy xam mais boo fa nekkee naan cercle tangente xale bi naan waaye luy tangente alors que xam-xam bee ci am solo. waaw léegi nag moo tax man la loolu lañ wax ni réew yi développé yépp seen njàng loolu lañ def Paul Kagame l'a compris parce que man léegi moom laa joxe exemple Paul Kagame a changé la langue française remplacé ko par le Kinyarwanda Kinyarwanda mooy langue ba ëpp doole au Rwanda xale yi foofu la ñuy dalee baa bu ñu demee ba mën nag ñu doog a transférer nag sur les autres langues doog a def anglais tamit la jiital ci français man tamit d'accord naa ak moom anglais war a jiitu français loolu tam réforme boobu ñu ngi xaar le prochain président may ma le prochain président du Sénégal ku ko mënul nag bu nekk candidat ku parewul pour am fit jàmmarloo ak France wan ko ne ko sunum njàng dañ koy soppi def ko ni ñu ko bëgg a defee wane ne ñun état indépendant lañ képp ku ko mënul bul nekk candidat parce que ñii fi nekk fi président moom ñemewu noonu loolu maintenant loolu la ñuy xaar bis buñ ko amee Sénégal dem ca kaw bu ko defee moom loolu la def dafa changer langue de base bi l'éducation de base léegi Kinyarwanda la alors que français la woon Sénégal it loolu lañ bëgg ñun ñu def ko les langues codifiées milieu bu nekk langue ba fa nekk xale yi dale fa buñ demee ba gimmi ñu doog leen a jàngal anglais jàngal leen chinois doog indi français ah oui parce que aujourd'hui dans le monde langue yi am doole dootul français man bis bu ma amoon président bu ma laaj sama xalaat dama naan ko langue de base bi pour xale yi bu ñuy dal day nekk langue bi ñu mën mooy les langues codifiées langue yu bëri codifiées nañ ne léegi mën nañ leen a jàngale bu ñu paree ci ñoom ñu teg ci anglais bu ñu paree ci lool ñu teg ci chinois bu ñu paree ñu teg ci français. non mais daañ fi ñëwaat dañuy ñëw waaw non foofu non ñi yow ci nga bokk yow ak ñoom Ababacar Mbuub ak Ababacar Mbuub ak suñu xalif généraux yi ñu ci boole rek moo metti parce que boole nañ ci ay xalif généraux te ñoom duñ seen morom xam nga ñun sax ñun mën nañoo mbëkkantee ki ay ministre de l'intérieur bu français ki yooyu ñun ak ñoom ñooyam rek quoi loolu grave même si peut-être ñoo am ñu benn ngëm-ngëm waaye nag di ci boole suñuy kilifa diine loolu daa ëpp xam nga sooy kontaan ne man ak ay Ababacar Mbuub lañ fa tudd ay Cheikh Omar Diagne professeur Cheikh Omar Diagne ak ñooñu sax xam nga du grave parce que ñun pare nañ pour mbëkkanteeg ñoom mais nag di ci dugal sëñ Mbaye Sy Mansour suñu xalif général bii nga xam ne ñun diñ koy ñaanal mooy mu gudd fan ndax moom dundam gi njariñ kese la pour nit ñi te lii lépp yëfi àdduna yi intéressé wu ko mais ñun bu dee ñun la ñuy wax ñun ñu bañ a dem France lu ñuy wàññi man voyage ma dem yëpp dama lay nettali départ naa fii Dakar di dem Danemark ñu ne maa ci fi ma doon jënde billet léegi dàmbooj am na ñaari billet yoo xam bii moo gën a yomb man leen bi gën a yomb ban la ñu ne ma nga jaare France maanaam da ngay jaar Paris Copenhague Dakar Paris Copenhague man leen beneen bi ban la ñu ne ma da ngay jóge fii da ngay def Dakar Bruxelles Copenhague mais bee moo gën a am na différence ci prix yi man leen léegi jaaruma France même ce que moo gën a yomb loolu leer non du bari xaalis de man mii dama yore dara man ànduma nguur gi kay ñoo fi yore di gutaanda man kay yor mais damaa jaarul France dama faa duggul man mosuma dem France moo ko waxee gars yi dañ koy weddi te dem naa États-Unis demati fa dem naa Angleterre demati fa dem naa Danemark demati fa déwuma France man awma complexe français yi man lijjantiwuma leen moo tax bi ma boole ci liste bi ndeysaan dama leen xaa ñoom dañoo laajul seen ambassade man mosuma ñaan visa France mosuma dem France te lijjantiwuma leen xoolal te it même ña fa jotoon ña fay dem bu ñu nee leen bu leen fa demati nag ñoom entre tànn yow ngay xeex ay góor jigéen bañ na yow xeex góor jigéen a tax dootoo dugg France non loolu yërmande yàlla nga ci am. ak ne dañ ko tere territoire français bi mais gis nañ ci même période Karim demoon France. non man awma ndax xam naa ndax daañ ko respecté duñ ko respecté sama yoon nekku ci man France moo ma intéressé wul xamul tax man damaa gëm ne France bis bu Sénégal nangu woon jël indépendance am maanaam réew yu mel ni Sénégal ñu jël indépendance ñoom ñëpp ci France léegi ñu développé wu man loolu laa gëm c'est-à-dire que nga France bu ñu gëmoon suñu bopp ñun Afrique tege nee France ne yekk bu naqari léegi suñuy réew dem France moo nu tee développé France moom mooy profité ci ñun France ñun ñoo koy dimbali France dimbali wuñu moom mooy ñëw ni tibb suñu alal mooy ñëw di fi installé entreprise am yoo xam ne duñ fay taxes yi ñu war a fay moom mooy ñëw di tibb alal di yóbbu pour di développer réew moom moo utiliser le franc CFA di garder 50% des réserves ci réewum di ca def lan ca bëgg a def ci xaalis boobu ñun ñoo ko liggéey
loolu mooy dëgg kon ñun France bu ñu wàccoon rek ñu développé. Dame Mbodj lan moo des réellement pour que président Macky Sall génn ouvertement taxaw wax ak opinion internationale ne leen waxuma ay comme ni mu ko doon waxee ils n'ont pas de problème avec le gouvernement ñu poser ko question ne ko est-ce que dinañ am problème ay télé est-ce que dinañ am problème ak peuple sénégalais. ban jàngat lañ ci war a am mooy nguuru président Macky Sall dafa dem ca bitim réew signé fa ay convention yuy daganal góor jigéen man maa ko wax man Dame Mbodj man li may wax ragaluma ko dama ne nguuru président Macky Sall convention yam signé ca bitim réew daganal na fa góor jigéen na ko wedd xam nga wax jee gën a gaaw wala ñu woo ma nañ ma woo xolal nañ ma woo rek nañ ma woo wa déglu ma rek donc di ngay wax ni yëpp xam nga man li may wax ñeme naa ci maay wax dama ne président Macky Sall ak nguuram daganal nañ góor jigéen xam nga luñ mënu la daganal mooy daganal ko ci askan bi sénégalais ñoom d'accorduñ wane nañ ne d'accorduñ ci góor jigéen ndax boo àndul ak seen aada ak seen cosaan àndul ak seen i diine mooy diine islam ak diine chrétien ñaar yëpp day tere góor jigéen loolu moom lu leer la suñuy xalif généraux wax nañ ko mu leer jàngu bi tam ki ko jiite wax na mu leer xam nga léegi ñun Sénégal moom d'accord rassemblé nañ tam sénégalais yëpp dimanche passé mu fees dell ñëpp ñëw taxaw ne d'accord xam nga loolu moom leer na pétition bi tam mi ngi daw sénégalais yaa ngi koy signé te dinañ ko teg fii ak 2 mois incha allah pétition bi daañu ko tëj dem yóbbu mais yomb na danaa ci ñëw dem yóbbu proposition de loi bi ca kaw tableau président Moustapha Niasse ne ko voté leen ko bu dee suñuy député ngeen su dee nanguñ koo voté daan ñu abal ñoom député yi parce que ñun ñoo leen oui non député yi xanaa duñ suñu député ñun sénégalais yi suñu déedéet duñ bu dee ay député Macky Sall lañ bu élection ñëwaatee da nga xam ndax ñoom député dama ne la député yi Macky Sall yi gis nga député yooyu c'est vrai effectivement tu as raison nga député yi bu dee nag tey la ñuy xam ndax député Macky Sall lañ wala député peuple bi lañ bu peuple bi yëpp àndandoo ni góor jigéen d'accorduñ ci ni leen voté leen ñu ab loi bu koy tere ñu bañ bu boobaa nag danaa d'accord ak yow ko député Macky Sall lañ xam nga loolu muy signifié mooy bu élection amaatee daan ñu abal ñoom ñëpp duñ leen votel ñu abal ñu teg fi député yoo xam ne daan ñu mën a votel liñ bëgg ñun sénégalais yi parce que góor jigéen Sénégal du fi law parce que bu fi lawee suñu gàcce la te bés penc ñu dañoo gëm dañuy taxaw ci kanamu yàlla subhaanahu wa taala mun ñu ba coowal ngóor jigéen amee ci àdduna bi yéen Sénégal ngeen ni da ngeen maa gëm man gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ma leen yónnee lan moo ci doon seen taxawaay moo tax journalistes yi bu leen caaxaane loolu bu leen kenn dugal ci caaxaan ci affaire homosexualité bu leen ci politique homosexualité dañ ko war a xeex warta law ci sunum réew waruñu woon mu jëpp pusa bi mu réer ndax suñ réew mi mag ñi dañ fay liggéey lu baax Serigne Touba El Hadj Malick maam Bunta Ndiassane sunu maam Bukunta Ndiassane sunu maam Limaamu sunu maam Baye Niass ñoom ñëpp ñu taxaw liggéey fi loo xam ne samp seeni daara yaatal wuti taalibe dëkk bi law ci diine ñun ñu war a nekk fii nekk seeni sëtaat war a taxaw di seetaan góor jigéen di fi law buñ koo daganalee buñ yeggee ca ñoom daan accam yéen a nu gàcceel ngeen waroon a taxaw xeex ak ñoom ne tubaab bi moomuñu leen parce que yéen a moomoon seenum réew ñun ñagoon nan ñag bi mais yéen a ko ñagaatul ñagaat bi nag la ñu. mais kon Dame Mbodj lan moo des réellement pour que président Macky Sall génn ouvertement taxaw wax ak opinion internationale ne leen waxuma ay comme ni mu ko doon waxee ils n'ont pas de problème avec le gouvernement ñu poser ko question ne ko est-ce que dinañ am problème ay télé est-ce que dinañ am problème ak peuple sénégalais peuple Sénégal mun leen xamuma. mais lan moo teg waaye duñu am problème ak gouvernement duñu am problème ak fa laa njëkkee léegi mooy gouvernement bi ñoom duñu leen yàqal dara ñoom góor jigéen ñi mën nañoo def lu ñu bëgg a def askan wi nag mu ne moom yoonum nekku ci xamul tax xam na ni ku fi taxaw naan góor jigéen nga daañ tàllal sa nu na sama question loolu la woon sax lan moo des pour que ouvertement le président de la République taxaw s'adresser à l'opinion internationale wax leen que le Sénégal est un pays qui n'accepte pas et qui n'acceptera jamais l'homosexualité. loolu du ko def déggoo xanaa li Joe Biden wax président États-Unis mi nga xam moo jiite góor jigéen Joe Biden xam nga moom moo jiite góor jigéen parce que moom dañ koo def président rek. Joe Biden moo jiite góor jigéen bi ñu ko defee président xam lu mu njëkk a def fal ci gouvernement ab ministre góor jigéen da nga xaa suivre lool dañ koo fal président mu fal ministre góor jigéen boo xam si bi mu ñëwee ñu koy présenté muy jël lenge yi ci ministre bi nga xam moo ko wutu bi ñu ñëwee ci cérémonie bi fa la taxawee daal di présenté jëkkëram te moom góor la waaye yow leen fu ngeen nekkoon daa présenté jëkkëram ci biir cérémonie ñoom ñaari góor ci biir cérémonie bi mu ne kii mooy sama jëkkër woo ko mu ñëw taxaw ci wetam mais loolu la Joe Biden def Joe Biden pare ci loolu daan ne gouvernement bu fi mënta yaatal góor jigéen sa réew
daan téye suñuy financement du loolu la wax moom Joe Biden. ah kon est-ce que du état yi loolu la ñu waaw ragal. état yi loolu lañ seen jafe-jafe. daloon na fi Centrafrique. mooy yow li ngay wax nii que Macky Sall ñëw taxaw wax ci lu leer ci Sénégal ni ñoom góor jigéen dañ ko fi tere non Macky Sall loolu du ko mës a def loolu kay sëñ bi moom loolu kay moom mën na maa si yéen du ko def. te loolu la askan wi bëgg. te ñun loolu la askan wi bëgg moo tax Macky Sall mi ngi ci jafe-jafe def fi mu toll nii xam nga tamit nag jafe-jafe ñun sénégalais dañoo bëgg mu leeral ni góor jigéen du fi law ñun sénégalais dañoo bëgg ñu def crime képp ku wone góor jigéen ku toog sa néeg nag ci sa kër di def sa yëfi góor jigéen suñu yoon nekku ci mais mbedd mi moom ku ko ci fésal dinañ tàllal sa noonu rek maa la wax li Dame Mbodj nan nga gisee avion may ma temps yi gis ngeen benn vidéo boo xam dañoo duma benn góor jigéen du gis ngeen ko boobu na ko ñëpp partagé parce que loolu c'est important loolu mooy solution bi. kon gars yi partagé leen vidéo bu partagé leen ko. di fesal sa ngóor jigéen nañ tàllal sa nuunara ñun Sénégal lu leer lañ wax ñun li ñuy wax ni delluwuñ ci ginnaaw war nañ dem seeti kilifa diine yépp nee nañ ñu taxaw leen foofu ngeen taxaw bu leen fa jóg. moo vidéo boobu am ñu koy ñaaw naan non. góor jigéen bi niñ ko dóoree daa metti et cetera lu raw loolu lañ leen nar a def léegi nag nee nañ ñun suñu discours bi moom la ñu wax ne c'est un discours radical salafiste de loolu la ñu attaqué boo xam ne dootu ñu dem France discours boobu duñ ci jóg ñun waa ànd sàmm jikko yi ci njiital Ababacar Mboup ñoo wax ñun ne ku fi gis góor jigéen mu koy fesal ci mbedd mi tàllal leen nu naraar. jërëjëf ci loolu ci mbirum salafiste yooyu ñuy wax sax fa la ñuy daanale ak mbirum Sayer Kébé nga xamante ni gis nañ ni jamono yi nga xamante ni ñu nekk nii daanaka sax mi ngi hôpital Fann nga wax ne dañ ko kidnappé woon samedi ba le passé ba lundi di ko laaj ñaari fan nanguwul wax donc bi mu génnee ba delluwaat këram dañoo gis ni xelam dafa commencé woon dem ba ñu jël ko yóbbu ko hôpital Fann suñu fàttali ko Sayer Kébé moom lañ fi jiiñoon en 2015 moo nekkoon étudiant bi nekkoon ci Mbour ñu jiiñ ko fi terrorisme donc état du Sénégal ci li mu wax moom ñoo ko kidnappé woon yóbbu ko ci benn bërëb boo xam ne ay tubaab la fa fekk ay tubaab rek la fa fekk donc posé nañ ko ay question nanguwul tontu parce que nee na leen du ma wax tant que sama avocat ñëwul ñu téy ko foofu ba lundi ci guddi vers 23h ñu yóbbu ko ci corniche bi sànni ko foofu donc ba fii ñuy waxee ni mi ngi hôpital Fann ba ñu ngi koy defal quête sax pour mën ko faj nan ngay jàngatee loolu di en tant qu'instituteur ak mu nekk benn étudiant boo xamante ne daanaka léegi mu pare njàngam. waaw moom day dëggal rek li ma doon wax ci président Macky Sall ne nguuru jaay doole la président Macky Sall dictateur la loolu organisation droit de l'homme yooyu nga doon wax sànq ñoom ñëpp dañoo waroon taxaw génn xeex ñoom ñëpp dañoo waroon taxaw ñaawlu xam nga loolu droit de l'homme rek la d'abord bala ñuy wax leneen président Macky Sall nguuram day bëgg a wut lu neex tubaab yi su ngeen seetee Imam Ndaw même cas bi la woon mais dañoo ragal tuuti mais Imam Ndaw jéem nañ ko toroxal dañ koo mënute fekk ko këram yaa may dégg jiiñ ko terroriste ci koo xam ni amul lenn lu mu wone wala benn preuve bu ñu mën a teg ci loxo nañ ni terroriste la demul ànd ak jihadiste demul fenn mi ngi toog ci jumaam ak jàkkaam ak daaraam di jàngal ay ndongoom ñu ñëw fekk ko fa mënute ko toroxal ko ci kanamu njabootam dama lay wax nag gis nga réew moo xam ne ay jullitu yàlla yi ak ñi nga xam ne ay nit ñu sell lañ ñoo ne ci réew mi defuñu kenn lenn bu ñu leen dee toroxal di kañ góor jigéen ñi réew moomu jàmm dafa am réew moo xam ne góor jigéen ñi dañ leen di kañ di leen may doole ak di leen yaatal ak di leen jàppale ak di leen aar ak di leen yiir ñi nga xam ñoom ñooy tëju seen néeg di naafila guddi di jaamu yàlla subhaanahu wa taala nekk ay jullit àqan ñu leen di bunduxataal ndax ay jullit lañ réew moom bu fa am jàmm amee dina ma jaaxal lool te sunu réew mi ci loolu la ñuy dund actuellement kon nag seen yëfu caaxaan yooyu nañ ko bàyyi li ñu def doomu jàmbur ji état bi daf ko regretter deuxièmement kenn warut a ket état moo war a jël alal dem rectifier le tir ba noppi jéggul loolu laa jàpp ne moom mooy yoon parce que suñ ko dul def musiba rek lay jural réew mi tooñ baaxul yàlla subhaanahu wa taala mi ngi gis lépp nga tooñ doomu jàmbur joo xam defu la dara fii Sénégal ay terroriste amu fi tubaab bi ñoo ko bëgg a imposer pour bu ñu demee ba jaaxle borox ndoll ci biir terrorisme pour récupérer réew. mais Dame Mbodj li xew ci Mali est-ce que yi xew Mali ak yeneen réew mais nous sommes des pays frontaliers quand même. ñu koy wax mais yemul Sénégal ak Mali bokkuñu dara maanaam c'est vrai que ay frontières lañ mais ni sunu réew tëddee ak ñoom moo bokkul ñun sénégalais il est plus facile territoire malien d'abord ci ñu bëri dañoo xamul territoire malien boo xam yaatu boo xam si presque mat na mais ñaata yoon la mat Sénégal Mali est-ce que matu 4 ou 5 fois le Sénégal sur le plan du territoire. dafa am ay distance am ay zone yoo xam ni kenn mënu ko contrôler français yi ñëw fa installé wu fa di semer le bordel dans le nord Mali loolu moo tax Mali mënta yem ak Sénégal ni mu tëddee pour France def fi loolu yombul
yaa ma dégg loolu moo tax fii jihadistes yi pour ñu installé wu fi lu yombul loolu moo tax Sénégal ñi koy tëkkaleeg yooyu bokkul ensuite sénégalais yi ñun ñu ñuy dundee pour ay jihadistes développé wu fi yombul c'est pourquoi même góor jigéen bi pour mu développé wu fi carrément yombul. néew ma du fi am de am na fi parce que góor jigéen yaa ngi ci mbedd bi mais maanaam pour ñu dem ba mel niñ mel Côte d'Ivoire niñ mel Gabon waxuma nag ay France ak États-Unis moom léegi moom ñëpp presque population moom li ëpp ci ñoom nekk la ñuy góor jigéen maintenant. xam nga loolu laa xam nga dama am sama benn xarit boo am dañu jàngandoo barki dem mu woo ma mi ngi Canada mu ne ma ñun fii Canada maa ngi moom ñoo jàngandoo seen mun ma ñun Canada léegi boo amee doom ju jigéen mun ma dàmbuj sonn nañ ñun Canada ma ne ko lan mun ma soo amee doom ju jigéen mun ma même su amee 14 ans nekk xale mun ma soo toogee mu jàgg mu ñëw ne la yaay wala papa ne la kii mooy sama far nee na ma da ngay dugg sa néeg daane alhamdulilah ay waay sama doom nekkul góor jigéen nee na ma bu dee góor la tamit même bu dee xale bu ndaw la matagula sax def dara nee na ma da nga fi gis ku am doom mu am 14 ans nee na mu ñëw toog yaayam wala papaam ne ko ñu ànd ak benn xale bu jigéen ne ko kii mooy sama coro moom lay bëgganteel nee na bu ko waxee xam nga bu doon Sénégal nee na ma da nga koy mbéj ne ko yow teel ngaa waane teel a ngaa kokk bay wuti ay gel nee na ma fii bu la ko fi sa doom defee da ngay dugg sa néeg ni alhamdulilah du góor jigéen waaw kon ñooñu réew moom yàquwul waa léegi loolu lañ bëgg a lawal suñu réew mi ñun yëfu tappale yooyu yëfu yu salte yooyu lañ bëgg a lawal suñu réew maanaam di kañ ay xale yu ndaw ñuy commencé fo ci âge boobu ay 13 ans 14 ans loolu lañ bëgg a andi mais ñun loolu duñ ko nangu mais Sénégal du réew yooyu Sénégal pour mu accélérer pour mu gaaw développement boobu am fi du yomb parce que ñun dañoo am aada ak cosaan yuy tere loolu dañoo am ay diine ñun dañoo nekk ay woy ngëm alors que ñoom sociétés yooyu c'est des sociétés athées maanaam gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi loolu tax ñun ak ñoom yamuñu voilà maanaam dafa gën a yomb pour mu law ci ñoom loolu la ñuy fàtte gis nga ñi ñuy jéem yëpp ak ay jafe pour Sénégal ñu lawal fi ngóor jigéen xamul tax ñun Sénégal nag même fekkee ne mën nga ñoo critiquer ci nee nañ ñun amuñu rigueur te ñuy jaamoo yàlla am na ñu koy wax ne sunu islam bi rigueur bi des na mais xam lu ñuy aar ba tey mooy sénégalais gëm na tarix koo gis presque bu dee jullit tarixa bi mu bokk da koy fonk bala nga koo xam màggal jot wala gàmmu jot ki nga xam ne chrétien la tamit bala nga koo xam gis pëpp ngin jot ñun danoo am suñuy diine ku ci nekk diine ji mu bokk da koo gëm léegi te ñaari diine yooyu dañuy tere nguur jigéen looloo tax Sénégal pour mu law fi du yomb moo tax ñun dañuy xeex ak ñoom maintenant nag président Macky Sall moom ak nguuram ñooy suñ premier ennemi président Macky Sall ak nguuram ñoom ñoo bëgg a law daanaka li ñu cërale woon si waxtu daanaka léegi jeex na dañuy jeexalee Dame avion présidentiel bi nga xam ne jënd nañ ko famille def lu ko neex président Macky Sall wegul sénégalais yi lijjantiwu leen moom li mu jàpp mooy sénégalais yi ñoom nañ dee man ma dund ak ñi ma àndal loolu wax naa la ko nee naa la politique d'accaparement la nekk maanaam man na sénégalais yi dee man ma dund mag. yow loolu moo si sa gis-gis. loolu lay def xoolal avion bi lijjantiwul sax li sénégalais yi dund yow réew moo xam ne dalal jàmm ngi nii radiothérapie ba dafa paan malade yi war a faju yëpp ci radiothérapie bi ñu ngi leen di jéem a yóbbu la daan teg nee na amul place beneen bi mooy tey jii jàngalekat yi boo leen jëlee rappel yi ñuy xaar ay milliards la nee naa la ëpp na téeméeri milliards fayuñu leen ko boo jëlee également étudiants yi nga xam ñu ngi nekk ci université virtuelle du Sénégal actuellement ñoom ñëpp région yi université yëpp ñu ngi marche pour les état waroon a warloo ak ñoom ak même jumtukaay yi mooy ordinateur yi mun leen koo jox bourse yi mënu ko fay actuellement boo jëlee les travailleurs de l'hydraulique yi nga xam si ay bénévole lañ 90 kese état mënu leen a recruter boo jëlee les maîtres artisans yi nga xam ne état dafa digge woon ak ñoom à travers le ministère de l'artisanat lam digge woon 5 milliards yam mujj a digge sax mënu ko waaw loolu lépp Macky Sall ñu ne ci réew mi nga xam ne réew mi lépp ci ñun dañuy gobar jaasi ku añ du reer wala boo añee da nga cay tibb reer réew mi foofu la toll waaw léegi ba président Macky Sall di def lu ko neex di ko tàndaat di noos moom ay mbokkam ak ay jegeñaaleem ak ay ministre bàyyi sénégalais yi ñuy ndóol maa bu guddee mbedd moo romb ñu yore seen poti fondé mais non c'est extraordinaire mais ñàkk yërëm sénégalais rek te nag poti fondé yi léegi yaatu na de xam bu njëkk banlieue bi kese la woon mais léegi même almadi fi léegi yegg na da ngay romb maire almadi la cere yegg na jaabaa njulle bu guddee mais boo demee almadi guddi gi mbedd moo romb am na maire bu teg kii legetu cereem ak fonde di jaay léegi almadi fépp cereeg fonde la ñuy reer. Dame Mbodj wax ñu lan mooy sa programme lan mooy sa programme jamono ji man sama programme taxaw xeex pour réew mi
man ci jafe-jafey askan wi laay nekk suba ak ngoon jàngalekat yi mais duma ci yem ak jafe-jafey askan ak jafe-jafe ci loolu rek laa nekkuma ci leneen. jërëjëf lan ngay tàggatoo ak mbokk internet le Dakarois 221. yi di nuyu ñëpp ñun doon seetaan di wax ne lépp lu ñu fi wax njariñul Sénégal tax ñu wax ko sunu axulaay taala aussi moo tax ñu wax ko mais lépp lu ñu fi wax lu ñu gëm la nag ñun duñu waxantu léegi nag ku ci gis ni yow laa ko jëmale wala kii ñoo ngi lay jéggalu mais ñun bu ñuy wax duñu seet ku mer ak ku kontaan dañuy wax rek dëgg te yàlla tax donc lu ci jub nag yàlla subhaanahu wa taala la lépp lu ci dëng ñu ngi koy ñaan mu jéggal ñu ko ñi ci mer maa ngi leen di jégu ñi ci kontaan nit nañu xam ne kontaan nañ tey mais bu ëllëgeet mën nañoo mer ci samay wax parce que man samay wax dama xool kuy mer ak kuy kontaan damay wax li ma gëm taxawee ne ñii kontaan ñii mer Sénégal jëm kanam. amul layam-layam yi. amul benn layam-layam parce que man ruus naa di layam-layam yi lépp lu may def lu ma gëm la nekkuma ci layam-layam ki tappale. aywa jërëjëf Dame Mbodj jërëjëf chers internautes téléspectateurs yéen ñi nga xamante ne yéen a ñu doon suivre boobu ba léegi ci le coin des activistes tey ñu amoon mbégte dalal fii ki nga xamante ni moo di Dame Mbodj di le secrétaire général national bu CUSEMS authentique ñu waxtaan ak moom ay sujets yi nga xamante ni vraiment yaakaar nañ comme ni ñu leen koy waxee ay sujets yu leen ñor la ay sujets d'actualité la ak lu mën a indi la njariñ réew mi la donc di jaajëfal bu baax a baax sama technicien yi nga xamante ni ñoom laa àndal di Thierno Babacar Touré Penda ak sama journaliste bi Amay Sambou di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox rendez-vous incha allah mardi prochain jërë ngeen jëf.